jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi ginnaaw ban leen jégalu ci yax bi neex a door jàpp leen la gën a fës bokk na ci mbirum napp ci Sénégal démb ci dibéer ji mu ne kon bëccëg bi ñu ko jagleel ni ab journée mondiale Sénégal màggal na ko waaye gis mooy bi ñu beccee sikki si nga xam moo sëkkatal napp réew mi bari na lool jorees na ko ci kanamu kilifa yi daañu ci ñëw ci biir xabaar yi ca na mu gën a yaatoo dañ bokk itam lu jëm ci waxtaane jàmm ci biir géew politique bu ñu dee xool bari na ay kàngam ci politique seen i kàddum dafay nëxal ndox ndax la ñuy jibal dafay xaajam lool daanaka Sénégalais yi ñaawloo ko ñenn ci ñoom jàpp ni wërta doon mbirum ngàtt ak genn ak ngàttaati genn waaye waxtaan mënta ñàkk dañ ci ànd ak gëstu maam seeni bu baabu dañ ci bokk itam consommé local bu ñu ko waxee mu jëfandikoo li ñuy bayee ci réew mi mbaa ñu ko fi defare du ceeb rek wala ay dàll waaye même meuble yi ñu ngi doon ci image yi leen fiy defar artisan yi di ko defar mi ngi fii di jóore fu ñu ko jaayee moo leen tëm ndax wujje yi ni waaye ay concurrence bu tegut ci yoon muy delluwaayal bim ñu bari ci Sénégalais yi ña nga taamu lay jóge bitim réew ndax moo gën a yomb jëmbul moo tax ña ngi ko juug jaay ko të dañ ci ñëw ak gëstu Moussa Mané li moo gën a fees dañ ci boole sport ak Seeku Seydim ni skis faram fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV fan fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci lu soxal mbirum napp ci Sénégal adduna bi dem boo nekkoon bëccëg bi ñu ko jagleel Sénégal màggal na ko ndax lu bon bon Sénégal am na juróom-ñaari téeméeri junni ci ay kilomètres yu xam te ne bi ay côte la kon napp gi mënu fee ñàkk waxtaane ko ak i jafe-jafeem ba nu xëyee nag jóor mboolem sikk si sëkkatal nappuk réew mi bari na sakkan na jafe-jafe yi ku ci ne jàpp ni pexe mënu caa ñàkk waaye bokk na ci ngir aar sunu géej gi nañu dakkal gaal yu mag yi nga xam moo jëlee bitim réew di fi napp ci état jox leen ay licence de pêche loolu lépp lañu waxtaan ci kanam moom Lamine Faty reportage. bés bi nga xam ne ci àdduna wërngal këpp ñi ngi célébrer mbirum napp ci waxtu ji nga xam ne jafe-jafe yu bari am na ñu dem ci wàllum napp gi ci wàllum gafa ñi nga xam ne ñoo koy liggéey rawatina ci waxtaan bi nga xam ne moo war am ci diggante ñi nga xam ne ñoo sekk mbirum napp gi. Une crise halieutique à cause de jafe-jafe yu nekk ci li nga xam ne mooy napp gi tax na ba ñi nga xam ne ñooy nappkat yi dañuy jógee seeni dëkk dem ci biir géej sori bu lool ngir mën a am jën yi nga xam ne ñoom la ñuy napp loolu yëpp mu mun leen jural ay njàqare jafe-jafe bu am ci diggante yi tax na ba ndaw yi nga xam ne ñooy napp tamit gisatuñu jën amatuñu liggéey wala tax ñuy jël gaalu looco yi di dem di dee ci biir géej gi jafe-jafe yi am si ñàkk waxtaan ci diggante ñi nga xam ne ñoo ko sekk tax na ba ñaari at a ngi nii dundin bi ci ñi nga xam ne ñoo nekkee ci wàllu napp gi indi na ay jafe-jafe yu bari. Le secteur dans un climat tendu et conflictuel nous propose à une bonne gouvernance de pêche. ngir gën a dooleel secteuru napp gi ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñu woo nguurum Sénégal mu jël ay motuwaay ci lu nu mel. tey jafe-jafe yi ñu dund bokk na ci jigéen ñi bokk fa ñuy dogalee jëlee bërëbu dogalukaay ci comité consultatif ak yeneen yu mel ni moom tey jafe-jafe ñu am mooy ko jot ci jën yu jafe nañ tey li ñu daan jëndee keesu jën ñetti junni tey carton ba ngay jënd ñetti junni ak juróom benn téeméer loolu jafe-jafe la tey jën bi tey bi nga daan am ci géej gi mu di fi teer bari lool tey jën boobu kenn gisatu ko ndax lan bato yu bari na ci biir géej gi di jaabaajo gi koppas ne d'ici quelque temps bu ñu deful ndànk désertu géej la ñuy am. ñun luñ sa xalaat comme solution simple na par exemple tey xam nañ ni surpêche ak pêche INN mooy problème bi mooy que état bi procédé ak surveillance bu gën a baax ci géej gi ba pare arrêté licence de pêche ak accord de pêche yi nga xam ne ñu ngi koy joxe beneen point bi moom mooy dañu war a carrément dindi fii usine de farine ak huile de poisson yi nga xam ne dañuy jël jën yi jël ko def ko farine di ko envoyé Europe pour dundali ay mala jàpp nañ ni loolu du yoon loolu tamit dañ ko war a arrêté. ni feneen ci àdduna wërngal këpp ni ñuy sargalee bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel mbirum napp ci àdduna bi ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu boobule nekkee ci Sénégal ñoom it tamit taxawal nañu bés boobule waxtu ji nga xam ne ñi nga xam ne ñooy nekk ci napp gi di wax jafe-jafe yu ñuy dund. Mouhamadou Lamine Faty jaajëf foofee amale kon xumb yi ci kanamu askan wi ak mbooleem ñu yëngu ci wàllum napp di acteurs yi dañuy toppaat lu ni mel ndax kaddu tam jot naa jib bu fekkee Sénégal am na ay garde-côte maanaam jàmbaar yoo xam ne nekk ay soldat di xool waax yi ba ku tëmb ol ci yoon ñu mën laa seppi indi la ci jéeri ji ngir mën a sàmm li ñu bokk nappkat yi jëm ba jàpp ni sax ñoom dañoo manqué jëmtukaay muy marine nationale bu Sénégal ku leen roofu doole ñu jël loolu sax bokk na ci ay moyens yi jëmtukaay yoo xam mënta ñàkk ngir ñu gën leen a mën a aar waaye itam gën a aar géej gi ñu xuus ànd ci ak gëstu Pape ma jaxate saax
mën a saytu juróom-ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñetti kilomètre waaxi Sénégal yi doon daanaka lu mënta nekk bu ñu sukkandiku ci kilifay réew mi ñoom sax loolee terewul am nañu ay jumtukaay ngir mën a xeex li nga xam ne moom mooy napp gi awul yoon. gaal boo xam ne da ngay napp ci biir Sénégal da ngay am benn balise boo xam ne ci biir daa war a am ne ci biir gaal gi day tax ñun bu ñu toogee suñu bureau ñu mën a xam gaal gi fan la féete ci géej gaal gi ci ban béréb lay nappee ndax béréb boobu dëpp na ak béréb bi nga xam ne moom lañ ko autorisé pour mu napp. ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum pêche artisanale ñoom it daañu leen ci dugal ngir ñu mën a saytu waaxi Sénégal yi. bu dee ci wàllu saytu géej comme ni ma ko waxee ñooy ànd di def li ñuy wax surveillance participative waaye comme wàllu surveillance ndawal buur moo koy jiite ñoom dañu gunge ndawal buur bi waaw ndax ñoom rek mënuñoo dem di defi liggéeyu saytu ndax comme niñ ko waxee léegi baadoola mënul teg ci yoon moroomu baadoolam voilà. ngir xeex bi gën a mën a ñoŋ ay jumtukaay yu mucc ayib mën nañ leen jëfandikoo loole sax le kuréel gii di Global Fishing Watch di proposer réewum Sénégal. suñu jumtukaay yi dafay permettre que boo nekkee sa kër à partir de sa connexion internet nga mun a xool li xew ci géej gi maintenant nag li ci des mooy que dëkk yi dañ di war a admettre di partager information yi ñu am kooku day permettre suñu système yi muy utiliser ñu gën a am efficacité. at mu ne napp gu awul ci yoon dina ñàkkloo koppar gu takkoo takku réewum Sénégal ba tax mu jot ñu indi ci ay safara ngir mën a wattu ñi yëngatu ci wàllum napp gi nga xam ne jamono ji ñu ngay dund ay métit yu tar. jaajëf Pape Madiakhate sax duñ la bàyyeegun ndax waxtaan am na ki nga xam moo di docteur Khady Diouf mooy coordonné maanaam nas beek nocc gi jëm ci doxaleenu projet boo xam te ni bi dañ ko sémb ngir mu saytu doxaleenu nappam ci Afrique sowu jant ndax bu ñu xoolee li di Afrique sowu jant naam géej jaa ngi fi yaatu lool waaye li ci war a am ci waggar nan ko war a waggaruñ ko noonu leen ba tax yàqu-yàqu yi bari na moo ne nekk na sàq moo xam bu ñu ko toppatee mën naa dundal lu bari ci Afrique jëm ci wàllum koom-koom kàddoom jot naa jib ñu teewlu ko. gouvernance dafa laaj waxtaan nit ñëpp dañu war a toog waxtaan pour mën a tëral ay décision yoo nga xamante ne acteurs yi nga nekk ñoo xam ne ñoo nekk ci géej gi ak ñi nga xamante ne ñooy décideurs yi ñooñu ñëpp dañu war a toog lëkkaloog scientifique yeeg yooyu yëpp pour mën a waxtaan loolu boo xoolee cadre yooyu nga xam ne war nañ ko teg muy ay kuréel teg nañ ko gaa am na yoo xamante ne teg nañ ko waaye ba tey xam-xam ba ca war a nekk maanaam ña sekk waxtaan boobu ni ñu leen war a dooleelee ba ñu war a mën a génne xam-xam buy jariñ xëy na dooleel boobu moo des donte ñoom sax ñu ngi jéem ci niveau yëpp waaye loolu tamit xaw naa des boo gisee aussi ci wàllu li ñuy wax mooy recherche nga xamante ne wàllu xam-xam kuréel yi gëstu fii Sénégal muy COT ak centre de recherche yeeg nga xam ne université yi yooyu yëpp ñi ngi def li ñu mën waaye li may wax tey ba tey boo xoolee mën-mën bi mi ngi fi boo xoolee aussi xam-xam bi mi ngi fi waaye lay tax ñu mën koo def moo manqué mooy xaalis ba leen di tax a liggéey mooy moyens yi nga xam ne de façon générale du xaalis kese waaye moyen technique boo xoolee tey suñu CROT bi nga xamante ne moo fi nekk lu ci bari ci chercheurs yi ñii dem nañu retraite ñi fi des ak seen xam-xam ñi ngi jéem a def li ñu mën waaye dooleel leen ba ñu mën a am ñeneen ñoo xam ne dinañ leen jàppale loolu tamit daf ci am solo. mu doon kàddu docteur Khady Diouf moom nag sémb ni ab projet bu nu taxawal ngir gën a lënkale xeex bi ci Afrique sowu jant ngir gën a sàmm suñu géej gi leen ci xibaar mi ngi jëm ci mbirum ak jur boo xam te ni bii la muy xëy di génn ci meew macha allah sakkan na mën naa bee ci kom ay xeetu bëy la bokkut ak bëy yi ngeen xam ci réew mi nag ak ay xeetu nag yoo xam daanaka la muy génne sakkan na ci mbirum meew moo tax yañ ci wàccee bari na liñ ci bëgg mooy Sénégal mën a am jiw ci wàllu gu mel ba sunu meew li ñuy jëggaani ci meew bitim réew ñu war ko mën a wàññi ni ay milliards yu bari par at loolu mel moo tax kii di Seydina Aliou Sow fekke woon na waxtaan baak sémb gin sémb yooyu lay naal jëm ci mbirum meew mu doy ci réewum Sénégal reportage. 1250 génisses. lii mooy limub mala yi nga xamante ni jot nañ ko
mu nekk nag ab réception boo xamante ni mu ngi fekk rek askan wi di laaj bu baax a baax li meew loolee nag dinañ si mën a def ab production buñ ko xaymaa dina toll ci 20 000 litre meew bés bu yàlla sàkk. ay nag la yoo xam ne que lu mu bon mun nañ def une moyenne entre 20 et 25 litres en moyenne par jour boo ko multiplier par 1300 génisses mais war ngeen mun a xam exactement lan lay produire. bu ngeen ko multiplier par exemple ci prix meew li muy jar di à peu près xëy na téeméeri dërëm par litre mais ngeen xool exactement lan lay def. mu nekk li mën a faj bëgg askan wi ci wàllum meew waaye nag faaw rek ab gunge am ci teg si ñu taxawal si akub xëy. lii day créer emploi parce que meew mi ne lu gis mais ci moom meew mi lu bëri mi ngi ci ñax mi il faut mu am aliment bétail bi nekk il faut mu am ñiy jaay meew mi il faut ñu loolu yu kon seen la dégg nga emploi donc loolu laa doon wax sànq naa waa ANPEL yi au-delà nag yi au-delà production bi de manière informelle yooyu yëpp ñuy liggéeyloo il faut que ñu mën téye ka fenn xam ni lii moom mooy contribution ANPEL ci économie Sénégal ci économie laitière. ñu joxe leen ci port autonome bu Ndakaaru jur yooyu nga xamante ni daanaka lañ leen di doyee mooy meew ba ñuy indi bokk na ci ay bëy ak yeneen race yu wuute ñoom nag ñu ngi leen war a yóbbu ci gétt gi faree foofee ca ñàgg. jóge ñàgg ak Seydina Aliou Sow wutali Bawol fekke fa Gora Ndaklo foofee dëkk ba nga xam ñu ngi koy wax ñàngeen soriwul dara li nga xamoo di Touré Monde waxtaan am na fa loogu yaatu gox ba na mu ndóole ci ña fay yeewoo sakkan ay doomu aadama am ay man-man waaye la fa am ci ay mbeñeef mënuñu ko lijjanti maanaam potentiel ba daal muñu exploité waxtaan am na ci lu yaatu ba ku ne becc la mu xalaat ne buñ ci awee du ñàkk pexe am ba gox bu mën a luppanteku cim koom ñu xuus ànd fa correspondance Gora Ndaklo mu soriwul dara commune bi di Touré Monde dëkk bi di Niangène bénéficié wu ci programme de développement communautaire mu di programme bu association bi nekk ci gox boobu bi lee tekk ginnaaw ba mu amee xemmemteefu dooleel la yëngu-yëngu ndaw ñi. dañoo am benn programme bu am solo bu ñuy wax ferme intégré boo xam ne dañ ko initier tëgg ko Mamadou Niang Ndiol financé à hauteur de 500 000 francs ci projet intégré bi am na lépp muy càmm si wàllu jur gi nag ak ginaar mais aussi am na maraîchage. ci noonu moom njiital association pour le développement de Niangène broxlu ci occasion bi te ngir ñaawlu ñàkkum politique d'infrastructure bi ñu nemeeku ci gox boobu léegi. ñëpp xam nañ ne village de Niangène bi amul courant et que depuis des années ñu ngi daw si directeur ASER mais mënuñu woon am courant léegi nag ñu ngi doon wax pour ñu demander extension à part de Mbayeen ñu ngi siy jox ay jéego mais urgence la Niangène am courant mais plus de production yi nga xam ne moom aussi mën na désenclaver dëkk bi su nekkee mbëbët yooyu réaliser nañ ko loolu aussi nekk na lu ñu soxal la kon nag loolu mooy prétexte bis bi ñu invité autorité étatique yi nga xam ne mën nañoo nekk ci interlocuteur auprès des autorités compétentes pour que loolu yëpp mën ko réaliser comme ñi ko ñëpp doon waxee kenn du doon ko wax et que le préfet répété ko nit du xaar ne dëkkam lu mu ko defar mais daa war a xaar lu mu mën a defal dëkkam. mu di jàmbat bu bàyyiwul mais Touré Monde ginnaaw ba muy xamle ne mu ngi def kéemtulaay kattanam ba courant naka noonu it piste de production yi mën a dugg ci diwaan boobu lee. wàllu électrification village bi aussi commune bi mu ngi ci def ay jéego ndax déjà intégré nañ leen ci benn programme d'électrification rurale bokk na ci 10 villages yi nga xam ne ñoom la ñu mujj inscrire ci programme électrification donc loolu aussi ñu ngi ciy liggéey baax na autorités yi nga xam ne administrative yi fi nekk ñu xam ko ñu xool nan la ñu mën a jàpp ko urgente procédure boobu pour que dëkk bi ñu mën koo électrifier. fexe ba dëkk bi la di Niangène nekk exemple de développement loolee di xemmemteefu association bi nekk ci gox bi ginnaaw ba mu tegee réalisation yu am solo naka noonu it fa séenee dooleel la lii di mbayum dër mi. jaajëf Gora Ndaklo ginnaaw ba ñu jógee ci dëkk ba ñuy wax Niangène foofee ñu wàccat waxtaane mbirum formation tey fii ci Ndakaaru ministère bi ñu dénk lépp luy télécommunication Yankhoba Diattara moo ko jiiteeg ña mu àndal dañoo xëyoon doon becc ci tàggatu fexe ba tàggat ay ndaw ci wàllum xale yu yeesim waaye itam fexe ba buñ paree ci ñoom lan def ñu mën koo tari becc ko ci kanam waas ko itam mu jur am koom ngir mën a tàggat ndaw yi rawatina lu jëm ci wàllum administration bu dëgër ba mu gën a gaaw gën a njaflax ci liggéey bi ndaje moom ñu xuus ànd ca gëstu Pape Babacar Ndour. jëfandikoo jumtukaay xarala yi ci biir administration bi day jaar faw ci ndawi nguur gi xam anam bi ñuy jëfandikoo jumtukaay yooyu lee
loolee nag sabab na ab tàggatu boo xam ne ministère bi yor lépp lu jëm ci économie numérique ak télécommunication moom moo ko sooke. Pour que aujourd'hui l'administration mën a joxe rendre ay services yu baax ci population yi il faut que outil numérique bi ñu approprier wu ko maanaam ñu comprendre ko pour que services yi ñu mën a rendre bu doon ay services yu performants mais dafa di loo xam ne nag dafa laaj ñu toog waxtaan ci accompagner leen former leen pour que ñu mën a comprendre. programme bi yor ci mbootaay xeet yi lépp lu jëm ci wàllum développement moo yëkkati ay koppar ngir amal naal boobule ñu xayma ko nag ci 1 milliard yu toftalu juróom-ñaari millions ak ñeent fukk ak juróom ci suñuy koppar. PNUD jàpp ne jëfandikoo jumtukaay xale yi dina gën a dooleel lépp lu jëm ci koom ak it anam bi nga xam ne moom la nguur gi doxee. Numériser, c'est créer de l'attractivité. En termes d'investissement, c'est créer de la transparence, c'est créer également de la redevabilité vis-à-vis à la fois des donateurs espérants ici au Sénégal, également aux citoyens. li ko dalee ñaar fukki fan ak ñaar jëm ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre ñi nga xam ne ñoo bootu ci nguur gi dinañu tonowu ci ab tàggatu boo xam ne day jëm ci wàllum jumtukaay xarala yi muy atelier de formation boo xam ne nag dëppoo naag ak pexe bi nga xam ne duppee nañ ko stratégie Sénégal 2025. jaajëf Pape Babacar Ndour àndoon càkk Mafal Fall laneen ci xibaar mi ngi jëm ci Sénégal tamit jàpp leen ni fexe ba gën a ñoŋal gan ñi fiy ñëw ñu koy wax secteur touristique fexe ba tourisme gi gën fee mën a dox Covid bi laal na ko kon waxtaanee ko lu koy ñoŋal suxat ko itam mënta ñàkk ndax damuy becc am comme sakkan am na ndaje mu yaatu war a am ca France foofee ca Paris Sénégal doona ca bokk ñu xam nu muy demee ak luñ ca namm ëllëg ak lañ jàpp ni moo war a am ci taxawaay ñu ànd fa correspondant su kii di Abdou Latif Diop. fexe ba lu toll ci 3 millions touristes di ñëw Sénégal at mu jot moom le ministère du tourisme ak transport aérien bëgg ci atum 2022 bi ki ko xamal nag mooy ministre Alioune Sarr moo xam ne fii ci Paris ci benn ndaje mu bokk muy wooye journée de promotion du tourisme et du transport aérien Alioune Sarr ak waa aéroport international Blaise Diagne ñoom daje nañ nag lu toll ci juróom fukki entreprise France yoo xam ne ni dañoo bëgg ñoom ñëw investir ci mbirum touriste ci biir Sénégal rawatina ci gox yu mel ne Cap Skirring ak ay Saly ak Somone Sénégal profité na ci ndaje mi daa ci présenté lii ñuy wax son plan stratégique de développement du tourisme et du hub aérien te nee na kii di Alioune Sarr nee na un statut spécial dañ ko amal jox ko entreprise touristique yi nga xam ne jël nañ décision pour ñëw investir ci biir Sénégal nee na dañ leen yombalal taxawaayi entreprise bi yombal leen aussi taxes yi ba duñ ci am benn jafe-jafe ginnaaw bi nga xam ne Sénégal daal na génne lu toll ci 75 milliards francs CFA joxe ko ci mbirum tourisme ndax pandémie coronavirus bi nga xam ne moo fi am ci ñaari at yi weesu Sénégal nag mi ngi yaakaar suñ jógee ci forum bi lu toll ci 569 milliards de francs CFA nga xam ne dina doon ay retombées économiques ci mbirum tourisme si biir Sénégal agence promotion touristique nag moom ànd nañoo ak ñoom te ñu ngi dox di wëyal promotion bi ndax dinañ dem fii di Lyon ak Marseille. lu nu mën a waxtaan ci waxtaani koom yuy becc ko ci réew mi koom-koom tamit jàmm moo koy soxat ndax xam ñi yëngu ci mbirum politique ci réewum Sénégal ku ci ne yaa ngi sàmm li ñëpp bokk mu jàmm ji li nemee ko mooy léeg-léeg leaderu politique génn di kàngam ci réew mi becc kàddu yoo xam bu ko toppee ñaareem mën naa doon safaanu ci wàllum jàmm ci réew mi ak wàll goo ci mën a féete rédaction bu ITV laaj na askan wi seen kàddu ci wàllu gu nu mel jàngat buñ ci am ñu xuus ànd ci ak reportage bu am seen bu baabu ñuy déglu xibaar yi nga xam ni li ci gën a fës mooy discours homme politique yi ay wax ak ay doxalin yoo xamante ne mën na indi ay yëngu-yëngu ci seen gis-gis ñu jëm ci élection locale Mohamed Chimère moo ngi duut baaraamu tuuma homme politique yi te di woo askan wi ngir ñu sàmm seen kaaraange. seen doxalin dalul sama xel ba politicien ba nga xamante ne mu ngi lay woo ci violence. waaw dañoo war a mel ni Chimère rek yow. xam nga lan mooy wax ji tey jii nii man amatul benn politicien ba nga xamante ne ku may jaral jaay sama bakkan te fekk na jaroo ko
wax dëgg yàlla parce que dañ lay génnee yóbbu la si violence soo génnee àddina si gil ndigaale ngay dégg sagaru benn 500 000 ñu ñëw jox la ko sa yaay mooy ñàkk ak sa baay ak say doom sénégalais yi nañu yeewu ku ñuy yóbbu si violence nañu bañ waaw. Cheikh nag jàpp na ni nguur gi ñoo war a def lépp ba jàmm mën a sax. bon parce que da ngay xool discours yëpp va-t-en-guerre la. non woote coow li ko waral moom mooy nguur gi moo wootewul jàmm rek nguur gi woote woon jàmm rek ñëpp woote jàmm c'est le pouvoir seulement gis nga kii pouvoir bi moo mën a bax ba violence du am bu pouvoir bi najee affaire rek wallahi al azim pouvoir kii du am dara du fi am benn problème du fi am gars yi daañu voté ci gañe ñu ëllëg sa ñu feete ko mu jeex tàkk. mu am ci lu tolloog juróom-ñaar fukki at moom la jaaxle na moo ngi dénk ay conseil nguur gi ak opposition bi. ba ñu tiit fi mu ne kenn doon saw parce que ñun xamuñu lii. ni ñuy wax ak ni ñuy defee dalul xel parce que man Tanguy Lamine ak Senghor ba léegi ñooñu seen bos moom na mu demoon du bii boobu temps du bii temps nag moom xam nga mu ngi noonu rek ku nekk yaa ngi xëcc sa côté pour sa côté dem te ñu gisuñu dara. dama leen dénk élection yi ñu joxal ko normal pour sa wërsëg nekk rek daa ko am. mu des ñaari weer ci élection yi coow li jug pouvoir opposition ku nekk di xëcc sa boor ñenn ci Dakar waaye nag jaaxle nañ te ñoo ngi ñaan politiciens yi ñu def li ñu mun ngir dëkk gi am jàmm. jàmm ci boppam ci géewu ci wàllum politique waaye itam jàmm ci biir kër yi bu ngeen ko seetloo ni société bu Sénégal di doxee askan ci suñu biir yenn saa yi nux am ci néegu sëy yi wala sax yenn jàppante yi jur ay jafe-jafe ay war lañ ciy jàpp ak ay yaakaar yu tas loolu lépp tax na ba ñu war cee mën a xool pexe médias yi tamit am nañ ci rôle buñ ci war a mën a taxawee jombul loolu lépp jàngat am na ci naka la ko ñenn gisa ci askan wi ak sëy yeeg ni muy yëngoo yenn saa yi ak it bari ki dem rapport yi génn gis ni am na ay tas yu bari yu nemmeeku ci at yi ñu génn ni muy yokkoo dafa jéggi day bam ñenn ci doomi réew mi seen kàddu jiib ci reportage yu Marème Ndiaye. man mii dund naa loolu non man moom dund naa nit après mu jékki-jékki rek dem yoonam mais joxuma raison bu tax mu dem de. déception ci wàllu mbëggeel yóbbu na ñu bëri ci def njombe suñu fàttalikoo li xewoon Medina ci fan yi ñu weesu as ndaw su jam paaka waa ju mu doon bëggante la ndax waa ji dafa takk keneen ñi ñu dajeel avenue Cheikh Anta Diop ñu ngi ñaawlu bu baax lu ni mel. maanaam loolu dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw quoi parce que loolu wor la en plus jigéen moom bu dee da ngay génn ak moom gëmloo ko nii dama lay takk. fexeel nga takk ko mais soo ko du takk moom bu dee passe comme léegi nekk moom rek pour dem parce que nii exemple bu ko gëmloo ko ni projet la quoi. kon loolu warul góor di trahir jigéen kun ko defoon sa rakk wala sa mag du rafet quoi en fait. am nañu duut baaraam tuuma jigéen ñi nga xam ni dañuy nëbb seen bopp ku ñuy bëggante la. non c'est pas normal peut-être nag c'est pas ils ne sont pas fautifs ñoom nekkuñu ko fautif quoi ñoom fautifuñu parce que ñoom dañuy jàpp ne peut-être daa am la ñu doon xaar ci ku jigéen ki à la fin après gisuñu ko ñu dem des fois jigéen gi mën na nekk koo xam ne ci comportement am gisu ko lim doon xaar ci di ko yar bi itam gisu ko ci moom après mu dem seeti keneen. soxna si nanguwul joxe turam waaye nee na lu njiig njaaga te góor ñi ñooy njaag ndax duñu wax dëgg ci tàmbali ànd gi. góor ñi moom mu ngi lool de ni mel kenn mënu ko wax même mën nga dugg ak ñoom ba ca biir sax ñu war la foofu jigéen moo leen fa gën téeméer yoon ndax jigéen dafa am yërmande. mbir boo ko narut a takk wax ko tel mu ne doo ko takk gëmloo ko li nekk ci yow su ko defee benn nit ñàkk fayda boo ko xamalee ne doo ko takk moom day wuti leneen. ay xuloo ay xeex wala sax ay boomante dafay faral di am ci ñenn ñi. bu ñuy tàggoo ak ñu bëgganteel te li ko waral du dara lu dul warante bu metti loolu waral ci kàddu ñi ñu waxtaanal ñaar ñiy ànd danoo war a dëggu ci njëlbeenu ànd gi. Adja Marème Ndiaye jaajëf leneen ci xibaar mi ngi jëm ci ponk bi jeexal xabaaru maraxim muy reportage yu bis bi tey dañ leen a demaloon ci fi nga xamoo di canal 4 ci xolu Ndakaaru soriwul dara fi nga xamoo di point yo bu ñu demee leen fekk ñu fay teg ay meuble lal ba ci armoire ak ay fauteuil lépp ñu ko defar ba mu tegu ci yoon waaye jaay moo leen të ni mu waree
ndax li ñu duppee concurrence déloyale maanaam wujje gi tegu ci yoon ca lu bari jóge bitim réew nekkul lu gën ci koom-koom réew Sénégal dafay teg seeni marchandise di ko wone ak na liggéey ba di doxeem ñu xuus ànd faak gëstu Moussa Mané. concurrence bi sonal leen lool Sénégalais yi tàmm mobilier yi di jóge bitim réew mu doon lu jaaykat yi nekkee ci canal 4 bi di méttitlu. liggéey bi nii bon en tant que artisan bëri na jafe-jafe trop honnêtement quoi pour dire vrai parce que ñu ngi defar ay produits de qualité mais produit de qualité yi ngay defar say mbokk sénégalais ñoo war a ñëw jënd ko mais tey gars yi en fait ils préfèrent dem jublu si li nga xamante ne importé la rawatina aussi ñu am une concurrence fatidique concurrence bu metti ñun ak sunu mbokku marocains yi parce que tey mënuñu ñëw si ñun y a certains ouvriers yoo xam ne dañ leen jox ay bagages te soo leen joxee ay bagage bi war a jar 300 000 ñoom mënuñu la ko jaayee à 180 000 ñoo kase marché bi actuellement. suñu sukkandikoo ci kàddu Abba doon jaaykatu meuble ci canal 4 bi moo ñuy xamal ni sénégalais yi ràññee nañ bu baax seen liggéey. parce que sénégalais yi bu njëkk comprendre nu woon quoi parce que importé bi xam nga rafetaay beeg yooyu xam nga daan nañ ci daw xam nga mais comme que léegi suñu liggéey changé nañ ko ci catalogue la ñuy liggéey xam nga waaw wax dëgg fa yàlla ñu ngi ñëw nang quoi. mu bokk ci ñu jiite bërëb bi moom jàpp na ci di ministre de l'artisanat dafa war di wàcc ci terrain bi ngir du xool lu ñuy liggéey. parce que boo yoree atelier déjà yow formateur nga xale bu ñu dàq ci école bi yaa koy récupérer xam boo yoree 7 8 ñoo xam ne boo xëyee yaa leen di jox ndékki jox leen añ bu ñu feebaree yaa leen di faj bëgg ko boole sa location gàlle xam nga jàppale sa papa sa yaay xam nga ak atelier bi day xaw a metti quoi mais foog autorité yi tamit jàppale ñu surtout nag sunu ministre de l'artisanat sunu ministre de tutelle. franchement parler boo ma laajoon turam sax man xaw ma sérieusement parler mënoon na ñëw fii maag moom ñu marchandé ba ma jaay ko ba mu dem te du ma xam ne kii mooy sunu ministre de tutelle loolu tam xam nga bëggoon nañ non mais xam nga ñàkk wàcc sur le terrain tamit loolu moo koy indi quoi. naam sax ñoo ngi jànkoonteel ay jafe-jafe ci seen liggéey teewul ñii di seen autorité municipale yi ñoo ngi leen di jàppale bu baax. jaajëf Moussa Mané moo demoon seeti yooyu lay jàmbaar waaye itam jaajëf ci ànd ba ñun ci UTV lii moo daal di làccu xabaaru marax yi nga leen di bàyyi ak programme UTV la total bloc d'information bi Cheikh Hassana Fall ak invité am mu doxal ba ci kanam jërëjëf.